mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu toujours nag ci li nga xamante ne bi mooy sunu vacances tam-tam yi ñoo ngi wéyal suñu yoon gis ngeen ne nag démb ña nga woon fële ca Lac Rose yegg si nañ fii nag ci dëkk bu ñu naan Tëngéej mbokk yi nag xam ngeen ne nag ku yegg si ci dëkk faaw nag nga nuyu ki nga xamante ne bi moom mooy borom dëkk bi muy Maam Kumba Lamb ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax waaye tamit di nuyu képp ku nga xamante ne bi waa Rufisque nga mbokk yi émission tam-tam fas yéene nag gën leen xamal Rufisque mi nga xamante ne bii xam nañ ko bu baax ndaxte nag bokkoon na ci 4 communes yi waaye nag suñu taskatu xibaar El Hadj Thierno Dramé mbokk yi daf ci nar a xuus bu baax a baax ñu waxtaan nag ak suñu invité muy Maysa Ndiaye Bey di conseiller municipal waaye nag xam naa ne professeur la fonction yi nga xamante ne bi daal moo ngi koy occupé mbokk yi incha allah dinañ ci ñëw historique bi dañ ci ànd ak suñu xarit Thierno Dramé comme nu ma ko waxee sànq gën a xamal population bi li nga xamante ne bi mooy la ville de Rufisque bu ñu jógee ci loolu mbokk yi dañu ñëw ak yéen ci littérature ànd ci ak suñu xarit Abdourahmane bu ñu ne Rufisque nag mbokk yi saa su ne xel day dem ci Abdoulaye Sadji Abdourahmane dana ci ñëw bu ko defee ñu waxtaanee Rufisque aussi ville littéraire bu ñu jógee ci loolu mbokk yi suñu électron libre comme ni ñu koy faral di defee rek Big D dana am daal ay nit yu nga xamante ne bi dana leen ko rencontré fii nag may fàttali ni ngi ci allée Maurice Guèye fii ci Rufisque nag xaw a jàkkaarloo tuuti ak mairie bi bu ñu jógee ci loolu mbokk yi professeur Shadow saa su ne ci société dafa ñu indil daal ay mbir yu am solo moom itamit incha allah dana teew ci plateau bi waaye nag dañuy jeexal ak li nga xamante ne bi moom mooy météo ak Didi mbokk yi ñoo ngi sant di gërëm bu baax a baax bépp Rufisquois bu nga xamante ne bi teew nga fi wala ku nga xamante ne bi yaa ngi toog ci sa télévision di seetaan RTS 2 ci Sénégal ak bitim réew du ma def rek lu dul ànd ak taskatu xibaar bi toog ci sunu plateau bi El Hadj Thierno Dramé waaye laata loolu mbokk yi ñu dem xool laata ma leen di nuyu ñu xool sujet bi dellu siwaat mën a waxtaanee li nga xamante ne bi mooy la ville de Rufisque ñu dem dellu siwaat ñu ngi fii ci Rufisque ñu gën ko xam ci Tëngéej mu nekk dëkkuwaay boo xamante ni nii kuy génn Dakar wala nga bëgg fa dugg faaw nga jaar fa Rufisque nag am na lu ëpp 300 at bokk ci port yi nga xamante ni moom la tubaab bi njëkk a jaar ngir dugg fii ci Afrique. Tëngéej na dëkk bu yàgg la ndax dëkk bu fekkee weesu na 300 at biñ ko sosee ba léegi jaaraat ci ratti bu gaaw dafay jafe mais liñ la mën a wax daal mooy bokk na ci dëkk yi nga xam ni tubaab yi bi ñu amee yéene ñëw Afrique bokk na ci tefes yi ñuy jëkk a teer boo koy xayma 1444 portugais yi bi ñëwee ci presqu'île du Cap-Vert Tëngéej bokk na ci béréb yi ñu jëkk a costé mais li gën a am solo fii ñu taxaw nii du cosaanu dëkk bi cosaanu dëkk bi mu ngi nekkoon ci peqatalu géej loolu moo waral quartier traditionnel yi ñuy wax Jokkul Thiawlène Fegee booru géej 1862 fekk na Tëngéej nekk maire yi bon nag xam nga yàgg na. ci jamonoy colonisation bi bokk na ci 4 communes yi muy Gorée Saint-Louis Dakar ak Rufisque mu nekkoon foo xam ne ni képp ku fi juddoo ay këyitu tubaab ngay am Rufisque nag amoon économie bu am solo ndax fii la tubaab bi sancoon entreprise yu bëri yu ci mel ni Bata Sococim ak yeneen. boo nee Tëngéej sa xel dem ci Sococim muy ciment boo nee Tëngéej sa xel dem ci usine Bata boo nee Tëngéej sa xel dem ci biscuiterie Gina wala Sofac fi ñu daan defaree sardines yi loolu day wane rek ni dëkku koom-koom la woon te booy xayma jamono boo xam ni Tëngéej amoon na kattan lool li gënoon dooleel Tëngéej mooy gerte giñ fi daan jëlee di ko yóbbu bitim réew. wàllum aada ak cosaan Tëngéej nag ab dëkku lébu la ñoom nag ñu am seeni mbir lu ci mel ni ay ndëpp ay ndawra bi nag yu ni mel loolu nag amoon ñu am solo yoo xam ne ñoo ko daan màndargaal fii ci Tëngéej.
wàllum doomu Rufisque yi nag fépp foo làmb am na fa ay doomu Rufisque moo xam wàllu politique wàllu aada ak cosaan wala wàllu diine. Tëngéej dëkku ay nit yu yàlla jox xam-xam la ci wàllu diine dëkku maam Daouda Ndiaye dëkku Ibou Sakho ci communicateur traditionnel ku mel ni Mbaye Rabb Gueye fii ci Mérina ak waa këram fii la ñu cosaanoo mag ñi nga xam ne yàlla joxoon na leen kàttan ñu wuutu Blaise kiñ ci gën a naw te mu liggéeyal Tëngéej bu baax muy maam Ngalandou Diouf nekkoon député maire. jamono ji waa Tëngéej ñi ngi xeex ngir seen dëkk bi nga xam ne bëri na ci ay gox wala ay tabax yoo xam ne dañ ko classé patrimoine mondial ñi ngi xeex ngir turu Tëngéej wër àddina ndax biñ fi gëjee gis touriste ëpp na fanweeri at mu doon loo xamante ne ni ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci mairie bi ñi ngi xeex ngir loolu dañ. waaw saa su ne nag dañuy kontaan ci El Hadj Thierno Dramé ndax kat gëstu yu am solo la ñuy defal ci localité bu ñu dem tey nag mu ñëwal ñu ci Tëngéej El Hadj Thierno Dramé maa ngi lay nuyu c'est toujours un plaisir de te recevoir ci plateau Tam Tam Vacances waaye tey nag nga gis ne que ci allée Maurice Guèye bi la ñu nekk donc oto yaa ngi jaar tout simplement gën a jege ñi nga xamante ne bi mooy sunu population Thierno maa ngi lay dalal jàmm bu baax a baax fii ci Tëngéej. maa ngi lay nuyu yaa xam di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew fii ci Tëngéej comme niñ ko waxee rek continuer ci suñu voie en tant que service public éduquer divertir informer ñëw fii nag pour divertir waaye aussi éduquer xam nga Tëngéej lu bëri moom laa doon waxtaan ak professeur ñu bëri luñ ci xam mooy li ñuy jàngal école dëgg la mooy bokk na ci 4 communes yi ak accessoirement route nationale bi fii lay jaar ak yooyu mais li ci biir yëpp faw nga wàcc route nationale bi dugg ci koñ yi ak gox-goxaan yi pour xam ko lii dañu brosser rek lu ndaw ci li nga xamante ni moo am Pikine waaye ci wàllum aada ci wàllum cosaan ci wàllum économie ci wàllum éducation ci wàllum ay grands hommes maanaam ñi nga xamante ne ay nit la yu marqué histoire u Sénégal Tëngéej am na page bu mag boo xamante ne nii bind na ko te defe naa dinañ ci gën a xuus ci kanam incha allah dinañ ci gën a xuus te nag bépp fànn nag yaa ngi koy wax waaye ci fànn économie et cetera xam naa ne dañ ci xuus bu baax parce que nag fàttewuñu tamit Thierno li nga xam ne moom mooy Cap des Biches parce que nag li ëpp ci électricité bi nag bu suñu dëkk bi defe naa ne ci Cap des Biches bi lay jógee waaye ci biir loolu suñu tonton bi tey la anniversaire am nag wax dëgg yàlla mu tombé nag ñu ñëw fi kon nag du ñu def rek lu dul au nom de toute l'équipe de la RTS2 ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire monsieur Meissa Ndiaye Beye ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax a baax. auzubillahi mina shaytaan yaa xam maa ngi lay fay. yaa ak Thierno di leen dalal jàmm. di leen dalal jàmm ci dëkku cosaan. di Tëngéej waaye laata ñuy dugg ci waxtaan yi dama bëgg nga may ma. ma sargal kilifa yii fi teew. ku ci mel ni suñu papa. Maguette Gueye Cheikh Sidiya. waaw di saltige. ku mel ni secrétaire général. bu mairie bi. ku mel ni conseiller spécial du maire sur top. ak ñeneen ñi nga xam ni ay kilifa aada lañu ñu mel ni Moussa Samba ak ñeneen. am na fi itam doomu Tëngéej yu ràññee ko ci wàllu xam-xam. ak culture. ku mel ni maam góor ca kanam. suñu jigéen xaar me ma jaaga dina teew si. ak Alaaji Mbasi Ngom. ak ñëpp ñoo xam ni Tëngéej moo leen naw. may profiter ci antenne bi rek di wax ni ci kàttanu yàlla ak ndimbalu conseil municipal. man la maire dénk lépp loo xam ne aju na ci wàllu jeexitu Tëngéej ñu koy wax patrimoine. lu nekk ci wàllu aada ak baax ak cosaan ñu koy wax culture. ak lépp lu aju ci wàllu tourisme ñu koy wax rafetal taaral dëkk bi waraakoon yi war ci ñëw. may profiter itam ci micro bi. waaw di sargal suñu mbokk conseil municipal bi nga xam ne ànd naag suñu doomu ndey Mama Sabara. jóge fële ca Côte d'Ivoire pour fekkee si émission bi. très très bien di nuyu jigéen ak góor ñi nga xam ne ñëpp teew si nañ fi. te Tëngéej doon seen itte.
yaa xam loolu daal laa bëggoon tàbbal waaw te di leen gërëm yéen ñëpp yéen ñe seen équipe di leen dalal ci dëkku jàmm dëkku aada dëkku cosaan dëkku nit ñu sell ak ñu tedd très très bien ci anniversaire bi nag RTS2 dañ ma yóbbante ne dinañ jël benn gëléem indil la ko incha allah waaw incha allah bu boobaa nag buñ ko séddoo dinañ leen ci jox wàll bu am doole très très bien waaw Thierno nag ñu ñëw nag ci waxtaan bi parce que yaakaar naa ne ku am professeur Bile nga xamante ne bi ba léegi ma ngay wéyal liggéeyam ci ay université fii ci Sénégal faaw nag ñu xuus ci mbirum Tëngéej parce que yeneen ak yeneen dina ñëw waaye historique bi ak la fiy xew daf cee am solo Thierno ñu xuus ci waaw jërëjëf yaa xam professeur gis nga si sujet bi sànq am na lu ñuy junj loo xamante ne ni waaw dugguñu si torop mooy wàllu histoire xam nga nee nga 1444 dafi daanaka bateau jëkk a wàcc wala boog si le portugais yi njëkk a ñëw fi dugg biir Cap Vert waaye yemul foofu ndax dem nañ ba Tëngéej bokk ci colonie française yi en tout cas Sénégal nekkoon commune nan la Tëngéej évoluer ba tolloon ci situation boobu ay jamono ndax port bi la wala lan moo waroon tubaab bi mu nekkoon un endroit stratégique pour tubaab bi waa Thierno boo gisee yàlla ni mu bindee dëkk bi li tubaab di wax baie maanaam pexutelu géej gi dafa yaatu ba mu am beeñ boo xam ni daanaka sax géej gi lekk na ko léegi mais boo delloo juróom fukki at ca ginnaaw li ko dalee Cocco mooy Cap des Biches dem ba Walda amoon beeñ bu rafet boo xam ni gaal yi daan nañ fi teer loolu bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne sax dinañ ci ñëw bu ca kanamee ni géej gi di waxee di lekk dëkk bi bon yàlla moo taaral dëkk bi benn ñaareel ba dëkk bi ni ko yàlla bindee dafa gën a suufee géej mu am ay xur yu ko mu nekk ci xur ay monticule tiim ko bu fekkee jóge nga penku di ñëw di nga gis ni Sococim ak li ko wër dañu tiim dëkk bi boo jaaree ci biir dëkk bi dem bay génn di nga gis ni ci juuti bi dëkk bi dafa taaju boo demee booru dangu di gis ni mu tiimee dëkk bi loolu nag loolu mooy li tubaab di wax sur le plan géomorphologique dëkk bi ni mu bindoo ci wàllu suuf loolu moo waral tubaab yi surtout portugais yi biñ fi ñëwee ñu tuddee dëkk bi ndax fii ñu toog dafa bari woon ay dex dafa bari woon ban ñu tuddee ko Rio Fresco maanaam dëkk bi nga xam ni ndox mi dafa sedd am na ñeneen ñu wax ni ñu ngi ko tuddee woon Rio Fosco maanaam dex yu am marécage d'accord waaye li gën a am te Moussa Samb moom a ko gën xam dëkk boo xam ni ñi ko sos daal ci li tubaab yi wax mythe étiologique maanaam ñi nga xam ni mën nañu wax ni ñoom ñoo ko sos dañ naan Téemuur la ak Guddi Jóob am na yeg werante mais li am solo daal moo di Tëngéej fii mu nekk léegi di màgg jëm bëj gànnaar dafa doonoon dëkk bu taaru rafet tubaab bi taamu ko commencé nag urbanisation bi en 1860 très très bien le premier plan directeur maire Joseph Gabar moo ko defoon en 1860 d'accord ñaareel ba itam muy dëkk boo xam ne dafa teel a ubbeeku ci wàllu diine ak ci wàllu école bu ma lay wax ni 1860 les frères Préormel ubbi woon nañ fi école les sœurs Saint-Joseph de Cluny teewoon nañ fi loolu di jeexitu histoire dëgg la boo xamee ni itam jàkk ji nga xam ni mooy jumaay këri suuf bokk na ci ñaareelu jàkk bi nekk bi ñu bind fii ci Afrique ndax 1844 la très très bien donc daf lay war ni dëkku diine la dëkku cosaan la mais li gën a am solo mooy dëkk bi lébu yi ñoom ñoo ko sos mooy wirgo dëkk bi lébu nag liñ leen xamee mooy yaatal dëkk bi ba mu am ñu fi wàlli si ñoo xam ni du yeneen waaso la très très bien monsieur moo xam bambara yi la ndax chemin de fer bi oui moo xam lappatoo yu jóge woon Guinée la ndax port bi fi nekkoon moo xam ñu jóge woon Casamance la moo xam ñu jóge woon Fuuta ba ràññee nañ ci dëkk bi ne am na lébu sax yu sant
ci suñu mbokk libano-syrien yi fi teesoo ñoo xam ne dañuy santal seen bopp Ndooy am na lébu yu sant Rebez. très très bien am na lébu yu sant Dacosta. waaw kon nag am na lébu yu sant Bathily. waaw loolu moo lay wan ni lébu yi dañu yaataloon. ba ñeneen wàll si fi. ba ñeneen wàll si fi waaw en tout cas mu nekk nag ay ponk yu nga xamante ne bi dafay am solo professeur indi ci ay leeral waaye nag laata Thierno ma lay joxaat kàddu gi bëggoon naa xam aussi Tëngéej bi. parce que sànq expliqué nga ñu Rufisque bi. waaye Tëngéej bi. mooy lan exactement. waaw am na nag version yu bari. ñii danañu tëng bu tiim géej. maanaam dun bu tiim géej. d'accord. am na ñeneen itam ñu wax leneen. waaye comme histoire dañuy gëstu. loolu lenn la rek ci luñ mën dawal. bu ñu amee ñeneen ñu gën a xam. cosaanu dëkk bi ñu mel ni Moussa Samb. ñu mel ni Alaaji Mbasu. ñoom dinañ gën a leeral. inchallah waaye daal version bi ñu jël. moo di tubaab bi daal. Rio Fresco la ñu jël tuddee ko Rufisque. très très bien waaw alors Thierno donc information boobu amoon nañ ko waaye ñun daal la ñu gënal te chaque fois moom lañ koy tuddee mooy Tëngéej. Thierno ñu wéyal waxtaan bi ak professeur parce que nag la ñu bëgg ci vacances yi nga xamante ne bi tam-tam daf ko indi mooy daal ay information yu utile à la population. waaw benn wàll ñi ngi doon wax ci lébu yi. muy population bi nga xam ne ñoo composé Rufisque ba mu toll ni mu toll mais ci biir population boobu daf ci am ay nit ñu ràññeeku ñoo xamante ne ni moo xam wàllu aada moo xam wàllu cosaan moo xam wàllu politique moo xam wàllu éducation moo xam wàllu art sànq yaa ngi lim Mame Goor mais avant Mame Goor Adja xaar mbay ma jàgga wàllum littérature mu nekk ay nit ñoo xamante ni xam naa mun nga leen lim bon pas ñëpp évidemment mais dañoo contribuer ci jox Rufisque dañoo bind ay lettres de noblesse jox ko gëddaam jox ko gëddam ku mel ni Ngalandou Diouf ku mel ni Mbaye Jacques Diop mi nga xam ne bi mu fi jógee rek yàggul waaw Tëngéej dëkku xam-xam la ndax réerewu leen mbir ni école normale des jeunes filles 1936 fii lañ ko sosoon dëgg la réerewu leen mbir ni ñi jëkk a bind ci làmmiñu tubaab di def ay fent ci dëkk bi la ñu cosaanoo su ma ci mënee lim bañ a fàtte ci góor ñi ku mel ni Ousmane Socé Diop moo jëkk a bind téere roman en 1935 ñu édité ko te le gouverneur Robert de la Vignette préfacé ko ñu teg ci ku mel ni Abdoulaye Sadji dëgg la boo xam ni moo donc premier inspecteur de l'enseignement rufisquois dëkkoon fii ci dëkk bi ku ci mel ni ci jigéen ñi Ndey Kumba Mbeng wala ku mel ni professeur Lamine Sine Diop te nag Thierno ak yaa xam waaw daanaka Tëngéej waaw bu weesoo Ndar ñoom ñoo mën a wax ni am nañu ñetti prix du président de la République ki ci jiitu te yàlla na yàlla seral ay yaxam le peintre Mbaye Diop nekk na ñaari yoon lauréat du prix du président de la République keneen ki ci tegu te yàlla jël ko bu yàggul ñu koy wax ndariloo waaw ci wàllu yett ak defar bant ak weñ keneen ki te xale yi sax xamuñu ko bu baax waaw muy professeur Lamine Sine Diop te moom ak professeur Thianandoy 1900 mooy premier nutritionniste africain très très bien 1935 ñoom rek ñoo admis woon na entré en 6e fii waaw kon nag defe naa ne Thierno li nga xamante ne bi mooy waa Tëngéej ak liggéey yi nga xam ne ñoo ngi koy def ak vraiment la ñu jëriñ réew mi dinañu dellu si waat mais de l'autre côté régie bi dañu ma ne émission bi c'est vrai que divertissement intelligent la waaye nag ci biir Tëngéej dafa am aussi ay artistes yu nga xamante ne bi faaw ñu jàllale leen wéyal ci waxtaan bi El Hadj Thierno Dramé seq ak professeur Meissa Ndiaye Bey mbokk yi oui laata ngay dem dama bëggoon rexoon ni oui Tëngéej moo amoon rek 1950 salle de fête boo xam ni mënoon nañ fi def 500 personnes waaw te suñu maam Maurice Gueye moo ko tabaxoon ki ñu tuddee allée bi ñu nekk nii bi ñu tuddee boulevard bi d'accord fii ci salle de fête bi waaw Johnny Hallyday ñëw na fi dégg naa Tino Rossi ñëw na fi Bembeya Diaz ñëw na fi
Baro et ses déménageurs ñoo fi jëkk a joué comme orchestre africain. waaw laata Guinea Jazz ak Tropical Jazz di fi joué. très très bien ñun ñu daan def deuxième piste fii. kon nag mu nekk ay artistes yi nga xamante ne bii. ci wàllu diine. waaw. suñu maam Serigne Touba. waaw teew si na fi. Cheikh Saadul Abi teew si na fi. Alaaji Malick teew si na fi. mu am fi ay nit yu baax yoo xam ni. dinañ ci ñëw daan nañu digaale. ci wàllu diine. tëral rek benn principe boo xam ni yàlla alxuraan moo ñu ko fa wax sax mooy abdullahi jamian na ngeen di yaatal dëgëral bu mu yàlla bi te bu leen ci bu leen feewaloo. dinañ ci ñëwaat incha allah parce que nag waxtaan bi ak El Hadj Thierno Dramé jeexagul parce que nag faaw ñu dugg nag ci côté économique bi faaw ñu dugg nag ci li nga xamante ne bi moom mooy aada cosaan ak culture waaye dañu def rek lu dul recevoir l' artiste Mame Gor Diazaka mi nga xamante ne bi moom tamit c'est un Rufisquois di fàttali téléspectateurs yi ne yéen a ngi suivre seen émission Tam Tam Vacances fii ci Rufisque kon nag ñu dem régie dellu si waat. ñi ngi nuyu bu baax a baax Mame Gor Diazaka nekk artiste bu nga xamante ne bii yaakaar naa ne ku wax Tëngéej aussi di nga wax Mame Gor Diazaka ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax ci plateau Tam Tam Vacances Mame Gor. maa ngi leen di fay. di kontaan nag ci teew bi ngeen teew fii. ndax ñun amuñu fudul fii. dëgg la fii lañ juddoo fii lañ dawale fasu bant. dëgg la fii lañ màggee. donc nag bu ñu woowee. faw ñu ñëw bégal askan bi. et puis comme ni nga ko waxee léegi maa ngi dégg tonton Bey di ko wax léegi. Tëngéej c'est une grande ville. boo xoolee ñu bari ñu marqué réew mi. fii lañ juddoo wala ñu jaar fi. dëgg la donc nag RTS tey bu ñëwee fii. nekk première chaîne télévision Sénégal. ñëw ci man mën naa ni Tëngéej mooy premier ville Sénégal. parce que boo xoolee décision yu mag. yi nga xam ni yëpp am na avant indépendance. si salle de fête bi la ko gars yi jëlee. dëgg la donc tonton bi li muy wax nii. c'est la vérité. tout à fait fii ku fi juddoo avant 1960. nationalité française ngay am. dëgg la donc on est les premiers civilisés. ah bon voilà ñun ñoo njëkk a civilisé nag ci réew mi. alors Mame Gor ñu bàyyi la nga defal ñu nag. merci beaucoup benn playback. ñu dellu si waat ci plateau bi. morceau bi nag Tëngéej laa ko way. ah très très bien. waaw. acca jërëjëf. Come on,
waaw merci beaucoup. ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax ci Mame Goor prestation bu mu def parce que nag defe naa ne gox ba nga dëkk way ko way ñi nga xamante ne bii daal jot nañ fa def liggéey bu rafet dafay am solo Mame Goor nag comme RTS 2 ci Tam Tam Vacances comme ni ko Thierno di waxee divertissement intelligent porteur de voix nga ñu bëgg aussi nga adressé wu à la population de Tëngéej rawatina nag jeunes yi nga xamante ne bi ñoo ngi fii Mame Goor. waaw nga di. population Tëngéej. waaw ak jeunes yi. waaw parce que comme porteur de voix nga. waaw fu ñu jaar dañuy bëgg ñu ngeen di lancer des messages forts. oui. à l'endroit des jeunes et de la population. waaw message bi nga xam ne nag moom laay lancé jeunesse bi. du dee benn ñaar lay doon. waaw parce que ñun Tëngéej la ñu am. moom la ñuy tiitaroo te on a un projet boo xam ni moom la gars yi di wax Dakar Gate boo xam ni projet la bu nekk fii. et ñu bëgg nag képp koo xam ni Rufisquois nga. waaw am ay moyens mën a jàpp ci luy doxal loolu. nga jàpp ci beneen message bi. waaw mooy li nga xam ni moo xew ci jamono. mooy internet day defar day yàq. te parents yi surtout. mooy da ngay gis ay jeunes sax yoo xam ni ay waajur lañ. donc nañu gën a ñaax xale yi. si internet bi. ñu koy utiliser positivement. tout à fait parce que am na ñoo xam ne dañ koy utiliser. di ci def naka sa dul noonu. wala ñu ciy wax naka sa dulul noonu. dëgg la ba tax na sax dama ci fecc benn woy bu bees boo xam ne maa ngi ciy woy naan. lu ma neex wax. lu ma neex def. fu ma neex dem. li ma dal kenn mënu ci dara moo ci topp. dëgg la donc nag exclusivité fii laa ko njëkk a joxe donc képp kuy Rufisquois maa ngi lay lancé loolu. ñi nga xam ne tamit à travers RTS dañ koy seetaan. waaw ñu gën a ñaax xale yi ci loolu. très très parce que bien internet dina defar mais defe naa ni jamono bii promotion bi ñu ciy def. waaw dafa xaw a ëpp ci li muy
yàq xale yi. très très bien mooy ci yenn image yi ñuy seetaan. merci yenn wax yi ñuy dégg. ñu jéem fexe ba nga xam ni dinañ orienter xale yi. très bien ñu mën ko utiliser positivement. merci beaucoup Mame Ngor ñu tàcc ko bu baax a baax. mbokk yi di fàttali nag yéen a ngi suivre seen émission Tam Tam Vacances fii nag ci Rufisque El Hadj Thierno Dramé xam naa ne nag la ñu bëgg a wax yëpp bëri na lool waaye xam naa ne danañ ci xuus ak suñu invité bi je rappelle muy professeur Meissa Ndiaye Bey Thierno dernière question balaa may dugg ci li nga xamante ne bi moom mooy électron libre ak Big D defe naa ne question yu bëri yu nga xamante ne bi faaw nga tënk ko professeur tontu ci. waaw de toute façon professeur moom day toog ak ñun ba émission bi jeex donc am na ci yoo xamante ni ñoom Abdou ak yooyu bu ñëwee dinañ ko laaj mais pour rester rek si monument yi xam nga y a deux types de monuments mooy monument physique fait à base de pierre ak yooyu ak monument yi nga xamante ni nit la dëgg la nit yi ñi ngi doon cité sànq ay tour mais daf si am ñoo am solo ñoo xam ne mën nañu wax ni dañu bokk ci ñu tabax Tëngéej mooy ku mel ni Ngalandou Diouf bëgg nañu mu dellu si waat tuuti ci liggéey Ngalandou Diouf bu loolu weesoo beneen bi am solo yeneen xeetu monument yi mooy bâtiment yi parce que Rufisque c'est une ville historique oui tout donc dafa am ay bâtiments classés mais processus bi àggagul apparemment parce que am na si ay bâtiments yoo xam ne bind nañu pour mu nekk patrimoine de l'UNESCO wala patrimoine mondial de l'humanité mais ce n'est pas encore le cas parce que dafa des ay nit yu war a mën a porter combat boobu waaw li nga wax dëgg la Tëngéej boo xoolee li tubaab yi wax sur le plan architectural moo gën a riche sur le plan architectural Gorée Saint-Louis ak Dakar ndax Tëngéej rek ngay ñëw gis tabax yoo xam ni defuñu ci ciment muy magasin en pierre de taille d'accord loolu mooy wirgo Tëngéej soo xoolee fii fi dend ak béréb bii nga xam ni moom la ñuy jokkoo ci wàllu téléphone am na bâtiment yoo xam ni du benn du ñaar boo doxee fii ci biir dëkk di nga ko gis te loolu mag ñu xarala ñoo ko defoon loolu moo lay wan aussi ni Tëngéej am na ay taax yoo xam ni ba léegi am nañu lu ëpp 2 téeméeri at li màndargaal taax yi yaa ngi tudd sànq maam góor junj ko bi muy way këri kaw boo déggee këri kaw escale bi mooy les maisons hautes këri kaw ci escale bi mooy kër yi nga xam ne ñoo jëkk am étage fii ñu toog bokk na ci këri kaw këri suuf c'est les maisons basses noonu la dëkk bi bindawoon mu amoon nag un plan en damier boo xam ni ci wàllu melal étage yi li leen mandargaal mooy balcon en fer forgé te loolu ñi ci gën a ñi ci gën a ràññee mooy les anciennes maisons de commerce bordelaises muy Vésia muy boo jëree rue nationale bi fi jàkkaarloog pharmacie Le Gros te ñu ko pharmacie centrale moo doon Vésia am na itam kër Morel Prom am na kër Morel Frère am na Nosoko yooyu yëpp amoon na kër du bari yooyu yëpp di doon ay kër yoo xam ni ba këri cosaan la te li nga junj sànq depuis 2005 autorité municipale yi ak autorité nationale ñu ngi jéem a fexe lëkkaloog syndicat du tourisme ak intellectuels yi pour jéem a bind Tëngéej ci patrimoine mondial de l'UNESCO waaye ba léegi sotteegul li ko waral ñetti yëf la bi ci jiitu mooy il faut ñi yàlla jox teraanga fii te ñuy jiite am volonté bi ñetteel ba sauvegarde bi surtout vieux Rufisque ñu taxaw ba kenn du fi soppi kenn du fi def leneen loo xam ni day dévisager dëkk bi maire bi am na lu mu ci def am na def bind na ay arrêté justement pour que ñu bañ a modifier kër yi beneen bi moo di ñu fexe ba lépp luñ fiy def niñ ko mandargaale ca Ndar ñu am ci ndigal pour dëgëral pour soppi voilà loolu c'est important je pense que dénaturer tamit dëkk yi fu mel na Tëngéej je pense qu'il faut faire attention côté architecture c'est très important en tout cas Thierno ñi ngi lay remercier li duuf ci nag bi xajul ci cin bi évidemment mais je rappelle que ñi ngi fi encore suba et on va continuer di waxtaan ci mbirum Tëngéej Thierno ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax et on te retrouve demain
inchallah inchallah merci beaucoup Thierno kon nag mbokk yi sunu invité day toog sunu plateau waaye nag dañu am sunu électron libre bu nga xamante ne bi moom tamit moo ngi fi muy Big D madame Régie dellu si waat xool fan la féetee. waaw suñu xarit Big D fan nga nekk fii yeah sister yaa xam man maa ngi Tëngéej ci ale bi nga nekk wala ci ale bi laa nekk ci ale bi dem xool borom clando yi du nuy maam góor sama copain artiste bi waaw you know du nuy artiste yëpp jëfe na ñoom mbuub ok toute la famille yeah ñoom góor gi Njaay fii ñoom ñoo ko moom Tëngéej c'était les premiers civilisés du Sénégal waaw wax na dëgg de damay xuus ba ci borom clando yi d'accord damay seeti gars yi di xam ne ñooy dugg ci ruqru gi ci puxus yi très très nuyu bien fa benn waay am na benn gars bu soo benn t-shirt bu xonk yor benn këyit yor di bind di rëdd waaw mooy coordonné mooy directeur de clando man waaw salaamaaleykum Babacar lu mu demee waaw sant bu baax a baax yaa ngi nice waaw maa ngi nice waaw mais Babacar depuis ça maa la gis ngay taxaw di yuuxu mais ba guddi da nga naan meewu tàng waaw xam nga boo nekkee ak ay nit ñu am benn sart bu la jox da nga ko war a liggéey ak façon boo xamante ni ñoom jox la ci cër moo waral lépp lu ma ci man barey sama baat pour satisfaire leen dama koy def mais ba gars yi ñu ngi lay déggal si ñu ngi may dégg bu baax et puis nag ñu ngi may jox parce que taxawaay bi lay boole ak jox parce que moo tax duñ ma jox mooy borom kër ga de dama koy yóbbu kër ga parce que waaw ñàkk jëriñu waaw mais fii mooy garage clando waaw fii mooy garage su Bargny Bargny waaw fii mooy garage Tëngéej Bargny waaw Tëngéej ba Tëngéej daj foo mënti dem garage su Bargny mooy fi nga xamante ni carrément ñëpp ko xam mais fii gars yi am nañ jàmm maanaam ku leen reportable da nga koy delloo calmement nice xamul problème gars yi nice waaw fii moom ñun moom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw ñooy xàccandoo ñooy dóorandoo am nañ ay association si biir yoo xamante ne chauffeurs yi ñoo ko mooma seen bopp ku ci am xew ngénte dëj xam nga yenn carte membre boo ko amee sa korité ñu jox la 5000 sa tabaski ñu jox la 10 000 ku am carte membre man am naa carte membre de mais waay bu naka de non tabaski dañ ñëw di non mais dañoo tëj dañoo bouclé yow moom mën na ko mën a jox carte ba instant dañoo bouclé waaw fi mu toll nii moom yow sa carte xam naa mën a après dañuy gisee si suuf mais ma war a jox yow waaw d'accord mais Tëngéej ñan ñoo fi dëkk exactement ay lébu dëkku lébu la wala dëkku xaaral ñëw sa waay dëkku lébu la wala dëkku kal la dama gisee gars yi lébu yekk moom dëkk da nga ne ñëpp ko moom Tëngéej du ko sos ñan la xam nga Tëngéej moom dëkku tubaab yi la woon waaw mais après au fur et à mesure lébu yee moom Tëngéej waaw parce que même boo ñu expliqué si Tëngéej da ngay dégg waykat yi naan Seck Ndiaye Anumaan Ndiaye di si wax ay waxi lébu mais période bi mu toll nii mënatoo xam lébu yi mënatoo xam ñeneen parce que lébu moo mel noonu moom njaaxaan naay lay tëddee waaw lébu ngay ñëw mu dëkkal la may la jabar jox la liggéey lébu kese ko man amul leneen Ndoye Mariama Ndoye waay kese lébu kese man lool mooy ñëw ci ya ngay ñëw ci moom mu jox la nga dëkk jox la jabar jox la xëy dëggan daal kese mu tax bu ñëw dëkk fii maa lay dalal alors so waay question gars bu ngi ne nu mu ne nice nice man mais naka Tëngéej deex na nice Babacar ba sonul leen doro fii non man kaan xaw ma ko nag quoi mais dama ñëw rek tombé si émission bi quoi bu noo gisee tam-tam man daw nice quoi fi laa dëkk quoi mais c'est fi laa dëkk quoi mais xam naa yow Big D quoi yaa ngi door liggéey bu nice quoi xam nga seen liggéey bi quoi merci beaucoup ci Tëngéej laa dëkk quoi mais nag man xam nga businessman laa quoi man si market bi laay liggéey quoi xam nga rek des fois dañuy dem di job xam nga ñàkk xaalis aw dëkk bi amul dara xam nga da ngay toog di. dëkk bi mais bu ñu xaar kenn nañ door dañuy door voilà nañ door crise bi fëpp loolaa man fii si market bi laa jógee quoi xam nga tooguñu xoole quoi xam nga dañuy door sañuy téléphone xam nga dugg di door sañuy jus sañuy téléphone xam nga man may wax ni étudiant laa quoi moi je suis un étudiant quoi mais terewul taxawul xam nga tooguma rek xaar diplôme yi quoi xam nga. quoi mais damay dóor waar xam nga jéem a am lijjanti am dara lu may yóbbu quoi mais nag kontaan nañ trop si ñëw bi ngeen ñëw fii quoi. noonu la mais question balaa bu dem bu ci ak sama waa ji. loo gisee tam RTS de ñëw fii Big D yaa ngi may dégg tam fii loo ko gisee. Big D waaw non invitation bu rafet la ñu ngi xaar loo ci yéen parce que ñun dañoo dëkk sax ku ñuy wax Nafissatou Diouf muy liggéey RTS ñoo jàkkaarloo yi kër sunu waaye la sama xarit la sama lépp la kon say ñëw Tëngéej dañ ciy kontaan da ngeen yéex a ñëw bàyyi ñun tamit kontaan nañu lu tax yomb bro Big D d'accord danaa la yow
béggee waa Big D yaa xam ne dañoo yéex a ñëw lu jot yomb waaw on est là ici ba demain incha allah dëgg jëloon la naa la maa bi nga dóor mu daanu très très bien tendar géej tëngeej béggee ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax donc nag suñu électron libre Big D gis ngeen nag daal mi ngi ci biir Tëngéej toujours ci allée bi parce que sànq ñu ngi koy wax nag wax dëgg yàlla ku fas yéene génn Dakar faaw nga jaar fi nga xamante ne bi moom mooy Tëngéej ñu nekk ci allée bu nga xamante ne bi transport en commun yi bëri nañ fi nit ñaa ngi fiy jaar en tout cas di ñaan yàlla aussi ñi fiy jaar di dem ci biir dëkk yi ñoom itamit ñu dawal ndànk pour surtout éviter aussi les accidents toujours ci Tam Tam Vacances ñuy toujours sensibiliser les populations mbokk yi xarit yi ñu xuus ci émission bi nag ñëw ak yéen ci mbirum littérature sànq ñoo ngi koy wax dëkku art la dëkku culture la dëkku cosaan la dëkku religion la Tëngéej daal mbokk yi lépp a ngi fi duñu def rek lu dul dem seeti élément Abdourahmane bi dellu siwaat parce que nag bu ñu ne Abdoulaye Sadji di écrivain bu mag dañu ne Tëngéej ñu dem xool lan la ñu Abdourahmane indil ci loolu le dellu siwaat mbokk yi mën a waxtaan ak moom toujours ak suñu invité ñu dem dellu siwaat Sadji c'est un Sénégalais lébu doomu lébu ba pare nekk jàngalekat temps colonial xam nga il faut le dire c'était pas n'importe qui ñu nekk ay jàngalekat ah ba pare mu nekkoon doomu marabu loolu moo tax sax tubaab bi dañoo woon naan moom leen jaaxal mu nekk doomu marabu ba pare am intelligence su accepter ñoom seen culture daal noonu ba si bind livre te Sénégalais yi nag nañu waxante dëgg sa maam yeeg yi dañ ko fonkoon respecté que parce que kontaan noonu daal nu temps colonial mu am ay noir yu bind di làkk comme tubaab yi gën leen mën tubaab sax xam nga ay Senghor ak ñoom Birago ñooñu loolu moo tax nit ñi bëggoon ne parce que nit ñi déedéet xanaa ay temps colonial kii nii tubaab yi di làkk français ñi di làkk comme ñoom ba bind livre côté boobu nag nanu leen bëggee woon. Senghor ak Sadji c'était des amis kenn mënu ko même les gens c'était de grands amis et ñun on était petits moi j'avais 14 ans je crois elle avait 13 ans mais nous on se rappelle que Senghor fu nu dem zone B Senghor temps zone Senghor ak ñoom Joseph Mbaye tout ça Kéba Mbaye tout ça Senghor da doon ñëw ak jabaram Ginette Eboué nu dem Colobane waa Colobane yi danañu seede ak tonton Samb Senghor était toujours chez nous. Même il paraît qu'à Louga, elle est née à Louga, elle avait un an. Senghor était avec nous, avec mon père. C'était des amis. Ils ont écrit la preuve, le lièvre. Mon père de famille, d'ailleurs, c'était un conte de label. Bon, il aimait sa famille. Ba pare famille lébom yi moom nañu wax de ñoom famille lébom yi ba léegi bu nu amee xew dañoo sa papa fin du mois daf ñuy woo sa yaay daal di ñëw jox nu sunu ration yooyu da doon toog si pliam ñu ñëw muy woyu lébu waxtaan ak ñoom mais taxul bu nekkee tubaab yi xam ni da naan tubaab la bu nekkee mbokk lébu ñun en tant que ses enfants on était il est mort bi muy dee xale la woon mais gardé na un bon souvenir bëggoon nañu de bëggoon nañu on manquait de rien bëggoon nañu ñu gis itam bëggoon na mbokkam moo tax ba léegi dañuy bëggante. Il est né à Rufisque. Sa mère est lébu, son père Latmingué la jógee xam nga ah Sadien yi xam nga ils sont mais bon il a vécu à Rufisque il a fait ses études à Rufisque après mu def cursus am jàngale yooyu après nu ñëw nu affecté que on l'a affecté dans toutes les régions hein. Parce qu'il paraît que tant même moi en tant qu'historienne je sais bon quand tu embêtais un peu le colon il te balançait fii de la kii là pour nga kii même les Africains qui étaient à l'extérieur hein, les Béninois yooyu dañ leen doon indi fii pour les punir xam nga mais c'était à double tranchant parce que ça leur permettait d'être ensemble et donc il a fait toutes les régions du Sénégal ay Matam ay Ziguinchor yëpp def na ko on a fait Colobane après lañ ko nommé nag inspecteur mu ñëw Tëngéej parce que il est venu à Rufisque on a fait 2 ans mu gaañu mais il tenait à ce qu'on l'a fait à Rufisque parce qu'il adorait Rufisque.
comme ni ko Marie Sadji waxee il adorait Rufisque te yaakaar naa ne ku ne war nga mën a bëgg sa gox ci biir loolu ñuy dalal jàmm Abdourahmane c'est toujours un plaisir de te recevoir ñu ngi lay recevoir fii nag ci ville bu nga xamante ne bi mënuñu ko wax te duñu wax littérature te yaakaar naa ne fa nga ko indee noonu la ñeneen ñi xam nañ leen dëgg la waaye nag yaakaar naa ne ku jàng ku ne Abdoulaye Sadji yaakaar naa ne di nga ko war a mën a lire ñoo ngi lay dalal jàmm fas yéene nag am waxtaan bu yaatu ci mbirum littérature ak professeur bi nga xamante ne bi tey mi ngi suñu plateau nekk suñu invité ñu ngi lay dalal jàmm fii ci dëkku lébu yi nag ñuy nuyu lébu yëpp ñi nga xam ne ñoom ñuy seetaan. waaw yaa xam maa ngi lay nuyu. di nuyu mbokk Rufisque yëpp. plaisir bu rëy la ci man ma ñëw tam vacances. fii ci Rufisque. nga xamante ne soriwul trop parce que man mën naa wax tamit fii laa bokk parce que soriwul trop samay dëkk maam nga xamante ne mooy Bargny. Ah, donc d'accord. c'est un Voilà, plaisir. c'est toujours les Lébou. Ouais, voilà, c'est toujours les Lébou. Rufisque nag bu ñu koy wax nga ko sànq. C'est une ville littéraire. am na kàngam yu bari yu jóge ci wàllu yu nekk ci wàllu littérature. yi nga xamante ne nii Rufisque lañ jógee. et ki ñu ci bëggoon a fësal tey. nga xamante ne nit ñi jotuñu ko xam bu baax. mooy Abdoulaye Sadji. photom sax dafa xaw a raar. dëgg la c'est waaw vrai. des fois nga gis ñu jël photom bu ko jaawale ak keneen. parce que Abdoulaye Sadji yàlla dafa def ne dafa teel a génn àdduna. 1961. D'accord. te pourtant ci kàngamu littérature ñi nga xamante ne ñoom ñoo fondé mouvement négritude ñoo ko suuxat. xamante ne ñoom Senghor ñoom Alioune Diop et cetera moom ci la bokk. mais Cheikh Hamidou Kane. génération boobu aussi. mais li ñu constaté moom mooy la plupart de ces grands écrivains là. bi Sénégal tolloo ci am indépendance dañoo amoon engagement politique. Tout à fait. et bi Sénégal demee ba moom boppam. 1961. ñoom ñu nekk ay ministre wala ay président wala ay maire comme comment ça s'appelle Cheikh Hamidou Kane Ousmane Socé nga xamante ne nekk na maire fii peut-être explication bi ñu mën a joxe mooy il n'était pas bi ñu demee seeti Marie Cissé. waaw nga xamante ne moom mooy def témoignage bi sur l'homme Abdoulaye Sadji nga xamante ne doomu Abdoulaye Sadji la nee na nañu ab Sadji il n'aimait pas la façon dont on faisait la politique. D'accord. Et pourtant amoon na idéologie de gauche. Abdoulaye Sadji l'homme politique pourquoi aspect boobu ça n'a pas émergé. C'est Abdourahmane. Ouais. Il faut que l'histoire réhabilite la figure d'Abdoulaye Sadji. Abdoulaye Sadji était un homme sémillant. Instituteur Ponti la bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñoo fondé l'école sénégalaise. D'accord. Il avait un engagement politique de gauche. ndax ñi bind manifeste PAI ci la bokk. te loolu xamuñu ko. Effectivement. loolu moo tax bi mu demee école normale de Saint-Cloud di fa dem inspectorat. gouvernement colonial bi dañ ko stigmaté woon ba jotul sax yeggal diplôme ba mu fa doon def. ñu delloosi ko ndax son engagement militant. amoon na sax divergence ak Senghor. ci wàllu ni ñu war a saytoo réew. moo tax yàlla deful ñu jox ko ndombo tànk ndax c'était un esprit rebelle. Effectivement. très indépendant d'esprit. waaye nekkoon nañu nekkoon nañu ay xarit. amoon nañu complicité intellectuelle. amoon nañu une complicité intellectuelle. mais c'était un esprit très rebelle. et il était très germanophile. Effectivement. soo xoolee. il vénérait Washington. moo tax taawu Amadou Boucar Washington Sadji la ko tuddee. Effectivement. Sadji lisait l'allemand dans le texte. Effectivement. il avait dafa amoon une vision de la vie. dafa wàccoon alxuraan bëgg littérature française bëgg musique classique allemande xam bu baax cosaan ak aada nekk un bon écrivain un bon instituteur ba pare na il défendait des idées de gauche de liberté de tolérance d'ouverture
et de cosmopolitisme. waaw mu nekk nag lu nga xamante ne bi Abdourahmane yaakaar ne naa ne li fi professeur wax yëpp dafa nekk nit ku nga xamante ne bi dafa doon baax ñu ñëw Tëngéej am ay gëstu yu nga xamante ne bi def nañ ko ci moom parce que nag la mu àndal bëri na alxuraan bi mu jógee ci loolu ñu ne français mu jógee ci loolu ñu ne allemand mu nekk ku nga xamante ne bi yaakaar naa ne royukaay la en tout cas non seulement ci waa Tëngéej mais aussi ci Sénégal et l'Afrique et le monde d'ailleurs. Effectivement dafa laaj ñu doon koo xamante ne dañ ko war a réhabiliter waat dans l'histoire tout à fait sur le plan éducation am na benn traité bu mu def éducation africaine et civilisation qui montre l'originalité de l'éducation africaine et les étapes psychologiques bindam yëpp dafay réhabiliter la culture lébu am na benn nouvelle bu am solo boo xam ni ku bëgg a xam cosaanu lébu ak jaar-jaari lébu da ngay jàng nouvelle moom ñu koy wax ngalka waaw léegi outragique Iménée oui soo xoolee ni mu poser le problème de la présence des métis dans la colonie ñi nga xam ne monsieur Bey egguñu jama demuñu cëng ñu mel ni nii waaw juddoo fi xëy na am nañu diggaale ak militaire yi nekkuñu tubaab duñu yàpp duñu jën dëgg la waaye posé na débat bi waaw posé na le problème de l'exode rural boo xoolee Modou Fati dinañ ci ñëw posé na Maïmouna le problème ci ñëw d'intégration léegi Abdourahmane laata ñuy continuer ñu xamal rek mbokk yi ne histoire u Tëngéej dafay jafe lool ñu tënk ko ci ab émission ndax lañ fi war a wax yëpp bëri na waaye dañuy obligé di xuus ci émission bi Abdourahmane tu vas rester avec nous parce que ci côté littérature yaakaar naa ne dina am ci yu nga xamante ne bi danañ ci xuus mais de l'autre côté de la réalisation on me demande d'accueillir une grande figure de la culture sénégalaise africaine j'allais dire parce que nag c'est une dame bu nga xamante ne bi maman xaar mbay ma jaaga mënuñu ko xaarloo quoi que li ñuy wax am na importance waaye kenn du ko xaarloo ñu fas yéene nag seq tuuti waxtaan ak moom waaye xëy na mu am lu ñu defal nag parce que nag Tëngéej il est important ñëw Tëngéej nag wax ak maman xaar ne serait-ce que gis ko sax c'est un monument quand même waaw kon nag ñu jàkkaarloog ak moom rek mbokk yi salaamaaleykum ak Massou ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax Papa Massou di la dalal jàmm kontaan lool ci vraiment feggoo bi nga xamante ne yéen a ngi ko feggoo ak ñun fii ci place bu mag ñu koy wax Maurice Gueye jërëjëf man it maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant yaag équipe bi nga àndal yëpp di nuyu nag Tëngéej les Portugais ont dit Rio Fresco waaw les Français ont dit la rivière fraîche les Lébu ont dit Teenab Tëngéej Teenab Géej Teenab Géej on l'a transformé Tëngéej Géej Tëngéej Géej loolu laa doon laajte sànq Rio Fresco la rivière fraîche waaw Teenub Géej très bien tey nag ñëw ngeen dëkku Maam Kumba Lamb waaw ci boulevard Maurice Gueye qui a été maire en 1945 jusqu'en 1960. Il a été remplacé par Ousmane Socé Diop, l'écrivain, l'ambassadeur, le fils de Socé Ndiaye et de Alassane Diop. Très bien. Qui était ambassadeur des États-Unis. Moo fi nekk 1960 ba 1964. Très bien. Comme maire 1964 la ñu jël la commune de Rufisque-Bargny, la commune de Pikine rattaché ko avec la commune de Dakar ñu tudde ko la commune de Grand Dakar. Histoire. Le premier maire de la commune de Grand Dakar était docteur Samba Gueye. Après Samba Gueye c'est Lamine Diack. Après Lamine Diack Amadou Clédor Sall. Jusqu'en 1984. De 64 à 1984 la loi de la décentralisation ñëwaat ñu détaché waat Pikine ak Rufisque ak Dakar ñu def élection 1984 ñu formé ay délégation spéciale ci 3 communes yooyu. Très bien. La commune de Rufisque. waaw ki nekkoon président délégation spéciale bi. c'était Makhoudia Ndour. Maman Xaar
maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. di la dalal jàmm di kontaan ci sa teewaay fii. parce que nag mënuñu ñëw Tëngéej te duñu jàkkaarloo ak yow. dëgg la kontaan nañ ci déplacement bi. maa ngi koy wax sànq nga nekk monument bu mag ci wàllu art fii ci Sénégal. ñi ngi lay dalal jàmm bu baax a baax ci plateau Tam Tam Vacances. man tam maa ngi lay nuyu. bu baax. di ñaan ci barke Serigne Babacar Sy. lii ngeen sémb yal na yegg ak jàmm. amiin amiin. da ngeen a ñëw nag dëkk bu mag. jàngu ba nag waaye merci. waaw tubaab da ko wax ku mu gërëmul. dëgg la merci. tubaab da ko wax ku mu gërëmul. wallaay dëgg la. ñoo ngeen ki dëkk boo xam ne lébu gi ngeen wax. sama doom ji am lu mu wax ci lébu gi. dëgg la. bi ñu ko tolloog sunu ñoom yaay. te booba tànk bu ñuy way daan nag aw kampa joroo waas biri baw ñam biti baw ñam. waaw nga ne dégguma. dañu daan wax. waaw. booba xam nga lu tax. waaxu Tëngéej bi moo toj. gerte gi dugg ci biir géej gi. lébu yi nag daal di dem ci géej gi mel na koy nappi. jigéen ñi mbaal. ni nanu maa jël tubaab bi in ba xital ka ndax gii gerte joroo xorom géej la jóge. waaw histoire ngoog daan naa ko dégg waaye nag xaw ma woon. nekk nii la tëddee woon. loolu am. amoon nag mag ñu baax ñu fi ne. dafa amoon benn góoru géwél gu baax gu daan wax mbay ràbb. mbay ràbb géey. waaw ak Gibril Samba Ngóone. ñoom ba mag ñu baax ñooñu ñoomin doomi guuña géey. waaw ca Mérina. ëmb mag ñu baax ñu ëmb leen ñoom. ba lii am tey. dëgg la. sama doom ji wax na yi fi jaar yëpp. wax na Mari Gueye. waaw wax na Ousmane Socé. wax na Senghor mi nga xam ne ñun moo nu lancé. wax na ñu baax ñëpp. dëgg la wax na leen bañu gone yi jëlaat. wax na Kora. yëgoo ko ci Kora. kay waaw léegi nag wax na Badara Mbeng. waaw. ñaga bëgg may gi ma ci siin. dama ko ne woon ministère justice garde de sceaux secrétaire politique. wallaay membre du bureau politique. secrétaire coordination Rufisque Bargny Balier. waaw conseil municipal de la commune Grand Dakar ba déglu leneen. très très bien waaw léegi nag mbokk yi ñu tàcc loolu nag parce que Abdourahmane Mama Xaar fu mu waxee rek ñu am ci ay jàngat yu am solo waaye nag dafa mel ne Mama Xaar mënuñu la nag bàyyi xëy na nga dem. te nag doo am dara loo ñu mosal tuuti nag parce que nag ci yow nag dafa am lu yu ñu xawoon a tàmm ci yow tuuti. Mama Xaar. waaw. indeeti nga wax de. waaw. ndax yaa dugal lébu gi. waaw. kon nag aya bi mbag ayaayoo ganna waree ndooy bi mbag wax leen. waaw. waaw. waaw kaala kurus satalaak sikkim yaay booy bañu ma ko dama ko ragal waaw waaw njagay Faatumata Sekk kumba gay lumbur maali yuur ba def tëng géej bi mbam ayaayoo ganna wara ndooy bi mbam waaw waaw mama Sila Njaaya Ndooy mama Sambi Njaaya Ndooy ak Mataari Njaaya Ndooy njaga mbengi maayi gey xuja mbengi maayi gey mayayi ayta ndooy bimbang ayayo njaga ma ca bimbam kontaan nañu kon nag ñu tàcc bu baax a baax a baax a baax Mama Xaar Mbay ma jaaga ndax kat Abdourahmane monsieur Bey gis nga nekk vraiment li nga xamante ne bi indil nañu ko te yaakaar naa ne façon woy yi cosaan la te ku ñëwul Tëngéej nag ñu mën koo woy nag te nag ki koy woy nekk macha allah ku mag waay mais kii c'est un trésor vivant absolument moo tax dañ ko war a sargal laata dee di ñëw c'est une fierté de Rufisque muy nit ku baax di suñu jigéen wallaay ndeysaan moo xam ñi fi nekk moo xam autorité yi waaw war nañ ko defal bés bu rëy boo xam ne dañ koy sargal
comme ni ñuy sargalee Mbaye Jacques comme ni ñuy sargalee Njawar comme ni ñuy sargalee képp koo xam ni ku mel ni Njawar Touré jóge ngi fi. très très bien. du ñu nekk ba nit dem ju di ko sargal dañ ko war a teewal. moom mbasu mi jox leen seen cër. kon nag ñu tàccu leen bu baax a baax a baax Abdourahmane on va terminer. waaw ñu terminer damay citer kenn koo xamante ne mës a wax lu am solo. ma koy am plaisir rappeler ko mu ne ma dans 100 ans wala dans 150 ans am na ñaari jigéen ñoo xamante ne. waaw dañ leen tuddaat ci Sénégal. mu ne ma ñaan ma ne ko ñaan mu ne ma Xaar Mbay ma jaaga et Aminata Sow Fall. très très bien en tout cas te buy dëgg. te mu nekk lu dëggu Abdourahmane côté régie bi nag ñu ngi may pressé bu baax a baax. ne ma nag vraiment li ñuy waxtaan neex na. waaye émission bi dafa am timing. Abdourahmane loolu moo tax je suis obligée de passer ci côté société ak professeur Shadow. En tout cas je te remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Di remercier waa Tëngéej encore une fois di remercier la famille de Sadji. ñoom Marie et sa famille ñu ngi seetaan et cetera. di terminer pour rappeler aussi que Abdoulaye Sadji am na ay héritiers ñi nga xamante ne. tout à fait ñuy assumer le présent littéraire de Rufisque. tout à fait Amath Guissé. Maïmouna Ndoye, etc. Mariama Ndoye, pardon. Donc, voilà, Rufisque continue à être une ville littéraire. Tout à fait. Loolu la ñu commencé woon et je pense que loolu la ñu nar a terminer. Rufisque ville littéraire ak yeneen yu nga xamante ne bi waxtaan bi dinañ ko wëyal di fàttali mbokk yi nag ne suba à tardé émission Tam Tam Vacances du yomb parce que nag bu ñu ne Rufisque ne cosaan te nag am na ay surprise yu nga xamante ne bi incha allah mbokk yi danañ ci ñëw suba parce que ñu ngi desandi fii ci Rufisque ñu dem xooli sujet bi nga xamante ne bi professeur Shadow indil nañu ko dellu si waat mën a waxtaanee société. Sénégal sopp nañu kàddu gii di civilisé rotee ci nasaraan civilisé maanaam nite maanaam ku am valeur xam ak yelleef am yar ak yërmande sopp xam-xam comprendre na en résumé mooy xeetu nit yooyu nga xam ne c'est en voie de disparition ci réew mi yaa ko wax de buñ nee civilisé ne civilisation kàddu googu su ma ko déggee dafa am lu may fàttali daf may fàttali histoire la colonisation quand les Toubabs sont arrivés en Afrique ils ont dit qu'ils allaient nous civiliser ñun sa soxla wuñu woon civilisation mais xam nga rek tubaab bi dañ ñoo yàgg dëpp li njaam ndekete yoo dañ ñoo bëgg a noot jël suñu am-am jëfandikoo suñu doole. bravo leçon sûre 10 sur 10 loo ci xamul nag ba tey ñun ñuy dëpp li njaam nag tubaab moo yàgg doon bandi de lu bandi di niiroo lu bandi di niiroo waaw lu bandi di niiroo lu bandi di niiroo wala saa waay ndaanaan la nag dafa civilisé lii moom bokkul ci civilisé donc su ma comprendre mën na civilisé di def li civilisé wul way donc civilisé ak nite wute na mën nga civilisé te doo nite ouais je crois que Sénégal civilisé moom mooy set mën a sañse bëgg sa bopp bëgg sa dëkkuwaay si loolu la kay parce que bés bu yàlla sàkk nga gis ku civilisé lool di def luñ ko xeebe dinaa faral di dégg benn kàddu koo xam ne day kaani sama xol di ko njambaan confiture kii de moom tubaab la dafa civilisé kàddu xeeb sa bopp dëgg la complexe d'infériorité dong la pire encore léegi ça se passe ici suñu maayan lañu góor civilisé lu ne ku ne la lu ñëpp bokk la Sénégal ba Chine na bëri na fi ci réew mi luñ fiy def du yëfu nit bay nite te nag lu ma ci jaaxal mooy ñu ëpp ci ña koy def ñoom ñooy ñoddu lii nga xam ne moom mooy civilisé xoolal jàppal ma juróom yi nee ma benn benn ña jàpp mbedd mi mbedd buur dugal seen xel ni bien public alalu buur la te seen yëfa ñaar ñay wax ne lu ma neex def du mujj fenn ndax am na foo weeru wala borom ndombol tànk nga ay ca waay ñett ña ñàkk gëm seen bopp tax lu waaye am ñu soxoree ko fexe ba yàqal ko te gis nga boo gëmee sa bopp amul dara lu la të dara jomb la da ngay dem bàyyi force nag bu ci yàlla àndee bul ma booleeg yàlla kat nii rek ngeen di def waay nee ma ñeent waay ñeent ña dëkk ci cogg fen ak njublan sama yaram baa ngi daw sax nee naa juróom ña xamul àddina wute seen wareef ñaaw ci jëflante waaye it tayal ci xam-xam savoir être ak savoir vivre
cey lu leer ngay teg nii nag réew mi nag bëri nañu fi silwiise si làmmiñ ci yére ci parfum ci apparence bàyyi seen xel seen xol ak seen jikko fënax ni fu termite jaar maanaam max civilisé bokk na ci itam waaw mu doon nag njàngat bu am solo bu ñu professeur Shadow indil mbokk yi may fàttali ne ñu ngi fii nag ci allée Maurice Gueye fii ci Rufisque Tam Tam Vacances c'est vrai que nag civilisé comme ni nga ko waxee professeur Shadow yaakaar naa ne ci fànn yëpp lañ ko mën a adapté ñi ngi lay dalal jàmm bu baax a baax professeur Shadow fii ci Rufisque. ma lay nuyu bu baax yaa xam di nuyu suñu invité di nuyu téléspectateurs yoo xam ne ñu ngi ñuy seetaan jamono ji di nuyu itam ñi nga xam ne ñooy suñuy invité donc bàyyi seen yitte ñëw toog fii itam ñuy weccoo xalaat donc mu doon lu am solo may rafetlu itam Tëngéej moom waaw fii laa jàngee lycée Ablaye Sadji fii laa amee baccalauréat man nag maa ngi dëkk Bambilor mais fii laa jàngee donc 3 ans donc école bu mag aussi voilà bu école bu yàgg la donc mu formé ñu bëree bëri donc di rafetlu itam sama teewaay fii ngir def li nga xam ne mooy émission Tam Tam donc bu weesoo loolu donc li nga xam ne moom mooy civilisé c'est vrai que ñu bëri dañ koy tënk ci li nga xam ne moom mooy solo ba rafet xeeñ lu neex ak defar sa dëkkuwaay ak ñoom seen waaye je crois que weesu na foofu comme ni ñu ko waxee ci vidéo bi donc comportement la façon xalaat la gis-gis la toogin la waxin la ak leneen loo xam ne nit war na ko war na nekk ci moom mu di ko jëfee di ko waxee di ko xoolee di ko toogee ba kenn du ko xeeb donc loolu tamit mu doon lu am solo. très très bien alors suñu invité bi professeur gis nga nag vidéo bi nga xamante ne bi professeur Shadow indil nañu ko muy civilisé dañ koy faral di wax de ne waa Tëngéej ñu civilisé nañ nag waaw gis naa vidéo bi rafet na lool te jàngat bi day yaraale ndax ku civilisé mooy ku xay ku am teggin ku am lay jomb ku am loo am ngor am njub am loo xam ni boo wéetee ak sa bopp xam ni yàllaa ngi lay xool doo ko def bon nag au-delà du concept civilisé dafa lamb yu bari yoo xam ni mooy nite bañ a nekk baadoola xam pello xam diggaale bu rafet xam col gu rafet xam lekk gu rafet xam dëkk gu rafet xam diggaale bu rafet baat bi daal yaatu na lool ba kenn mënu koo tëkk ci benn concept rek ndax dafa law làmbaale baax ak aada yu bari loolu boo jàngee téere bi nga xam ni Jibril sëñ Ousmane Gueye bind na ko muy nàmm xel tàggat jikko di nga gis lam cay wax ci yar ak xam-xam ndax nit mën na am xam-xam te du ràññee waaw nit mën na am culture xam aadam te du civilisé xeet wu nekk waasu wu nekk dafa am jaar-jaaram ak aadam ak baaxam am na ñoo xam ne saaga doonul jafe doonul problème ci ñoom suñu mbokki gendar yi wala suñu mbokki lébu yi waaw bu fekkee miin nga leen dinañ la tooñ sax tudd lenn loo xam ni da nga yaakaar ne lu bon la saaga la am na ku ma ci minde muy madame Fatou Dieye waaye nag moom kiiwul ci yooyu am na yu nga xamante ne bi léegi-léegi danañ ko wax sax c'est pas méchant en tout cas professeur Shadow dañuy kontaan saa su ne ci jàngat yi nga xamante ne bi yaa ngi ñu koy indil parce que nag dafa am ñu bëri ñu nga xamante ne bi ñu ngi ñu ci yee bu baax a baax RTS 2 kontaan na ci sa liggéey di fàttali nag nekk si ay vidéo mën nañ ko suivre ci réseaux sociaux yi professeur Shadow effectivement mën nañ ko suivre ci réseaux sociaux yi boo demee ci YouTube Prof Shadow de même que Facebook Twitter yëpp mën nañoo suivre yi nga xam ne moom mooy vidéo yi am na yeneen i vidéo yoo xam ne ñu ngi fa donc doon njàngat li nga xam ne moom mooy société bi jaarale ko ci reetaan loo nit ñi wala sourire loo
lépp ngir jox leen mbir mi comme nuñ ko doon faral di waxee rek donc xale yi njëkk ba boo koy jox comprimé Nivaquine wala dañ koy defee ñuuxiti mburu nga jox ko mu mun ko wonnu nga xam ne du yëg lii nga xam ne mooy wexaay bi donc loolu mooy bitu lii nga xam ne moom mooy vidéo yi. très très bien en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant plaisir de te retrouver inchallah ci beneen gox pour ñu am ay yeneen i njàngat xam naa ne nag professeur inchallah dinañu dugg nag ba ca kanamee ci mbirum sport ci yeneen yu nga xamante ne bi daal te ngeen ngi ciy yëngatu parce que nag daal am na ay doom yu nga xamante ne bi jot nañu def ay passage waaye nag laata ñu ñëw ci loolu dañuy ñëw ci benn artiste Mar Gallo Seck pour nekk mu bégal ñu xuus ci Tam Tam Vacances RTS 2 kon nag ñu dem ak Mar Gallo Seck. yow daal sama gént guddi yow la ma tollu di janeet sa kanam dama la nopp ba di la bëgg foon baby yow daal kaay waay kaay ay waay kaay waay kaay dama la noon yow xale bi kaay waay kaay ay waay kaay waay kaay dama la noon man daal yaa di sama pili fort je t'adore jaral nga ma tukki fii ba seki joor yaay sama trésor xale bi le ma di sa koobu fort baby yow daal bind naa la texte door tontu woo ma woo la téléphone jëluloo wax ma la nam ma dem jëli ko indi ko baby yow daal kaay waay kaay ay waay kaay waay
kontaan lool ci artiste bi nga xamante ne bii mi ngi tudd Naar Gallo Seck nekk fii nag ci Tëngéej moom itamit di def liggéey bu extraordinaire toujours nag ville littéraire ville culturelle cosaan bi moo ngi fii mbokk yi nag ñu xuus ci émission bi ñëw ak yéen ci météo ànd ci ak Didi bu ko defee ñu jeexal émission bi ak ay waxtaan ak professeur waaye nag ak beneen artiste pour tëj nag tam-tam vacances muy bés bu njëkk fii ci Tëngéej Didi fan nga féete maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax fii ci Tëngéej Didi. salaamaaleykum yaa xam maa ngi nii si boulevard Maurice Guèye bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu waa Tëngéej ma ñëw ak yéen ci prévision météo. ëllëg si beneen prévision météo. incha allah en tout cas Didi ñu ngi lay gërëm di la sant nag te na ma ko waxee woon ñu ngi jox rendez-vous téléspectateurs yi ak waa Tëngéej yëpp suba incha allah parce que nag la fi nar a xew incha allah dina doy waar te dina neex toujours ci RTS 2. merci beaucoup Khady donc pour météo bi professeur. ñu jeexal nag ak vraiment sport bi. parce que yaakaar naa ne boobu tamit am na wàll bu mag sànq ñoo ngi koy wax côté économie bi tamit gis nañ vraiment daal na nga ko tuddee sànq Sococim gis nañ pour ñi nga xamante ne bii xam nañ Bata loolu yëpp amoon na fii ci Tëngéej ak ay sociétés yi nga xamante ne bi daal vraiment mi ngi doon Tëngéej daal di fi def liggéey bu rafet aussi professeur. il est bien dommage yaa xam ñuy mujjee sport ndax dafa jox Tëngéej titre de noblesse boo xamee ni. sport dafa yaatu te Tëngéej am na lum ci bind damay joxe rek fànnu làmb ku tudd làmb fàttali arène Siré Gaye arène Gabar Ndooy fàttali Mod Jaxate fàttali Songaan fàttali Bekkaay 3 fàttali bëre yoo xam ni fii amoon na doole lool te di ñaanal lu wér ak gudd fan suñu papa suñu waajur Songaan Gueye bu nga xam ne mu ngi dund ba tey bëreem ak Mod Jaxate ba léegi ñu ngi koy fàttaliku ci wàllu football mënuma ñàkk bañ a tudd club yi nga xam ni man bi ma nekkee ndaw ñu mel ni Raas ñu mel ni Espérance ku mel ni Mambara Jaxate ku mel ni Ousmane Sène Blé ku mel ni Ndim Sène ba ci génération yu mujj yi ku mel ni Baylin Fall. très très bien Baylin Fall. waaw boo góorgóorlu boo jaaree léegi sax ci jamono ji ku mel ni équipe bu Saltigué équipe bu Médiour. waaw xam naa ne loolu yëpp professeur incha allah bari mais li may jeexalee rek yaa xam moo di dafa am loo xam ne war nañ ko xam mooy champ de course bi ñu tuddee Tanor Anta Mbaxar. waaw le gouverneur Engoulevent. ñëw na fi en 1930. jébbal fi la première course de l'Afrique de l'Ouest. très très bien mu nekkoon nag vraiment ay histoire yu nga xamante ne bi fallait ñu ñëw ci. professeur vraiment désolé suba dañuy ñëwaat. on a
débordé aujourd'hui parce que tout simplement li ñu fi am comme information bëri na c'est vrai que nañ ko waxee mënuñoo tënk lépp ci benn émission mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi vraiment di gërëm ñëpp. dinañ terminer ak benn artiste bu Tëngéej waaye di ci beral ngërëm bu baax a baax le professeur Maïssa Ndiaye Bey ñoo ngi lay sant di la gërëm di gërëm vraiment le maire di gërëm le secrétaire général monsieur Mbaye il a été très très sympa ak ñëpp ñi nga xamante ne bi daal ñi ngi ci mairie bi ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di jox rendez-vous ak beneen invité suba ci beneen gox fii ci Tëngéej jërëjëf. tout à fait yaa xam jërëjëf sama message de fin mooy dëkk ci dëkk bi daal defar dëkk bi moo ko gën. waaw kon nag defe naa ne loolu dëgg la dëkk ci dëkk bi defar dëkk bee ko gën kon nag ñu àndandoo defar non seulement Tëngéej waaye nag àndandoo defar li nga xamante ne bii mooy sunu Sénégal ñu daal di nag jeexal ak artiste bu ñu duppee Gorgui Mboup mbokk yi may gërëm équipe technique yi ñu àndaloon yëpp di leen jox rendez-vous incha allah suba maa ngi koy wax ci beneen gox ak ay vraiment surprise yu am solo bonne suite des programmes sur cette très belle chaîne qui est la RTS 2 au revoir. Saa su ne di ma bégal lu ne yaa ngi koy daj saa su ne di ma xelal lu loo gën a dul man séri ma def lu dul tey la je t'aime 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 ma chérie. Sans tango, baby fonkonala, baby sokonala, baby fonkonala, baby wolonala, baby t'inquiète pas, y'a qui ne sama xol, baby t'inquiète pas, y'a qui ne sama xol, lu ne yaa ngi koy daj saa su ne di ma bégal, lu ne yaa ngi koy daj saa su ne di ma féexal, lu loo gën a dul man chéri, ma def lu dul je n'aurais pensé, j'aurais pas besoin de lui. Je me sentais à beauté, et maman m'avait dit, Lanti, c'est venez danser, longtemps, tu n'as pas dansé, voilà pourquoi tu vas danser, chérie, venez danser. Venez danser. Baby, t'inquiète pas, y'a qui ne sama xol. Baby, t'inquiète pas, y'a qui ne sama xol. Lu ne yaa ngi koy daj saa su ne di ma bégal. Lu ne yaa ngi koy daj saa su ne di ma féexal. Lu loo gën a dul man chéri, ma def lu dul kii la. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jokkuli kaw dangu ngal Tëngéej li ci liggéey bi la Niis ak Nant ñi bu ñu booloo Tëngéej ca kanam kon Sénégal am na ndam xaar mbay li sab liggéey la jaajëf ñu ngi jaajëfal ñëpp Pa Mass Ngom
demba ko du par den ca goone par malab mbaay alaajeey mbasu baayu njàppale baayu Aziz sama xarit bi laay way baayu mamoorey ku bëgg mama yaa seen ku ci bëgg daaw daj ñaa seet ñaa ñang baalo yaa sagal tëng géej yaa bëgg tëng géej waaye may sa beey yaay baayu Abdou Khader beeyo ay yow yaa ma yar sama baay booy dundal ba say may di baawaan sa liggéey rafet na ci tëng géej dundal ba say may di baawaan lii ci liggéey bi la mbas ngoom lii sab liggéey la waa jërëjëf ay sëñ Babacar Mbaye waaw sëñ Babacar Mbaye wooy ñu ngi lay ñaan nga jàppale nu fii ki Tëngéej ay sëñ Babacar Alaaji Malik ay baayam waaw Ousmane ay baayam Mati Bakke yaayam sëñ Babacar magi dabax ndeysaan kene wan xalifatul seexiwal muxtaar yaa fi di mbar yaayu fajal diine ay daadam te ñëpp la war yaa diir taxam paddu yaa dim dan yaa mën a jam yaa doon Mawdo yaa lamboo booti Tijaan sëñ Babacar magi Mansoor magi sëñ Mansoor si kene wan tawdan jalalati saburan xalbikum saliman yaa moo jibal xaw mi soodin wal baadin ay doom Mbaye xalifa yaay Rokhaya Jaay Babacar Sadiq jërëjëf